tendant patrimoine ñu ànd ci ak Thioro Mbar tey jii nii mu faram fàcceel ñu fi nga xamante ni foofu mooy Soumbédioune ñoom nag ñu nekk ay dëkkandoo yu baax yu waa RFM. wax naa ko sànq Dieynaba Soumbédioune bokk ci patrimoine bu Sénégal comme je l'ai dit tantôt moo fi jiitu sax capitale bi nga xamante ne moom moo di Ndakaaru à la base mu nekkoon village traditionnel lébu ba tey sax d'ailleurs mais bu ubbeeku quand même ak yeneen ci ay communauté bëri itamit ay activité moo xam pêche moo xam lépp lu jëm ci wàllu activité ci wàllu artisanat ak yu mel noonu doon loo xamante ni dem na ba bokk tey ci histoire bu Sénégal bokk ci fenêtre u Sénégal ndax nag saa yoo fa demee di nga xam ni que li mu denc ci wàllu histoire c'est énorme donc tey dañuy dem xool yi Soumbédioune naam am na lu mu perdre ci son lustre d'antan modernisation bi moom moo ko waral wala modernité bi c'est comme vous voulez mais ak lu ci mën a am rek ñoom ñi ngi fa heure bu ñu xëyee di xool naka la ñuy def ba joindre les deux bouts malgré les difficultés de la vie ñu dem xool yi ko ñëwaat. Soumbédioune bi ñu ko sancee ak léegi ay at dox ci diggante bi naka noonu ay coppite yu ci jot a am. 1942 daal maa ngi am fukki at di fi daw. Soumbédioune te ma fekke boobu fii gaal daawu fi teer gaal yaa ngi daan teeru bële ca boori village kooku moo nekkoon teeru bi ñaari gaal ñeenti gaal lu teer wala ñaari gaal boo fi amul woon dara Seydi Asmali boo fi amul woon dara ay Garga Mbossé fi nekkoon ak Falawo ak Paftan kese moo nekkoon fii fële la gaal yi daan teer bi ñu demee nag ba ci fin de guerre bi la nit ñi nag door commencé benn yi door a ñëw di sañ ci fii ba tax fii développé. ba ci wàllum koom lim moo li daan am bu njëkk ci napp gi léegi mënatuñu sax am genn wàll gi. géej gi bu njëkk dafa bari woon ay jën boobu gaal yi bari wuñu boobu benn gaal fi boo wàññee ñii fi am gaal matuñu fukki nit boobu jamono jën wi boobu la jën wi gën a bari gaal yi presque gaal gu si nappi boo teeree da ngay fees waaye léegi gaal gu si teer jàpp lu mat juróomi jën juróom benn jën da nga fees géej gi napp gi moo metti liggéeyu napp gi nekk ci géej gi léegi moo metti gaal yaa ngi napp saxaar yaa ngi bato gaali mbaal yaa ngi napp gaalu fila tourné yaa ngi napp gaalu mbaal yaa ngi napp bato yaa ngi napp ci géej gi. li leen gën a gàllankoor di tunnel bi nga xam ne dafa rek daal di wàññi dayok tefes gi. tunnel bi 2006 2007 la jeune fii Soumbédioune quoi jeune fi bu baax parce que clients yi doon ñëw fii ñu bëri ñëwatuñu ñun sax daf ñu handicapé dañu am sax place bu ñu am problème fu ñu liggéeyee su géej gi feesee kese dañu am problème moo la ñoom fu ñu liggéeyee. fii bu njëkk dafa yaatu woon benn tali bi moo fi amoon bële national bi mais gis nga léegi tali bi tunnel bi dafa handicapé Soumbédioune bu baax. nappkat yi ci géejug Soumbédioune ak ñi fiy liggéeyee di sàkku ci kilifa yi ñu gën leen a gersu ndax ñu ne bari na lool lu suuxee ci seen bërëbu liggéeyukaay bile. reportage bu am solo bi nga xamante ni def nañu ko ci kon Soumbédioune ngir daal di wane patrimoine bi nga xamante ni am na fa ci dëkk wu nga xamante ni daanaka dëkku lébu la. voilà daanaka dëkku lébu la gërëm bu baax Ndeye Mati Dieng ci reportage bu am solo bi mu def foofu la ca Soumbédioune wax nañ ko jéem ba dëkku lébu la mais dëkk lébu boo xamante ni am na ouverture ci yeneen ci ay communauté yoo xamante ni daan nañu ñëw foofu la ca Soumbédioune. donc finalement ils ont pu habité ñi daan jóge Rufisque ñi daan jóge Kayar ñi daan jóge Ngor fu nekk rek nit daan na fa jóge ngir ñëw fi nga xamante ne moom moo di Soumbédioune ñoom itamit xëj na li leen différencier woon peut-être ak yenn bërëb yoo xamante ne dañ fa daan nappe mooy ñoom amoon nañ heure bu gaal yi di dem ak heure boo xamante ne ci la ñuy teer donc bu ñu ñëwee les gens en profitent pour jënd lépp li nga xamante ne ñoom moom la ñu soxla ñu fàttali ne village artisanal bi avant village bi di fa am daanaka pêche rek moo fa amoon. donc artisanat mi ngi fa ñëw ci atum 1961 ci période du festival des arts nègres. donc ci la fa artisan yi ñëw mu commencé nag bokk ci vitrine bi foofu la ca Soumbédioune ni ma ko waxee woon sànq village lébu la boo xamante ni finalement modernité bi am na lu mu changé un peu ci ñi nga xamante ni noonu la dëkk ba di doxee mais terewul boo fa demee ba tey di nga xam ni réellement que lii dañuy am na ci ñoo xamante ni dañu ancré ci li nga xamante ne moom moo di histoire. wax naa ko sànq Soumbédioune moo fi jiitu sax
Dakar donc yàgg lool ci li nga xamante ne moom moo di taarix bu Sénégal Soumbédioune nag jamono bi li ci métti rek mooy dafa nekk xëj na di vivre ces dernières heures ñi ngi koy wax depuis peut-être des années parce que depuis tunnel bi nekk foofule ca Soumbédioune lu bëri dafa changé parce que tey accès bi gënoon na yomb bi nga xamante ne tunnel bi amu fa woon donc léegi ak tunnel bi eux ils reçoivent de moins en moins de visiteurs malheureusement naam li ñuy def am na solo boo fa demee tey di nga fa fekk lu ëpp 2000 artisans ñaari junni doomi aadama yoo xamante ne ci artisanat la ñuy yëngu ñii di def maroquinerie ñii di def poterie ñii di def bijouterie ñii di def tissage ñii di def vannerie donc ku nekk ak li nga xamante ni moom nga fay def ñoom ñëpp boo leen boolee mat nañu lu tollook 2000 artisans donc tey ñoom bu fekkee ni ñoom la seen gi am jafe-jafe ci jamono boo xamante ne on ne cesse de parler de problème de chômage da ngay xam ni que bëri na ay rëkk-rëkk yu fa am mais ñoom malgré toutes ces difficultés là heure bu ñu xëyee ñu ngi fay nekk ñu ngi koy jaayante parce que jàpp nañ ni que xëcc bu daggul dikk comme on a l'habitude de dire itamit fi nga xamante ne moom moo di boo wàccaatee ci tefes gi am na fa ay gaal yu nga xamante ne ay gaalu histoire la yu yàgg yoo xamante ne yenn yi sax peut-être on les utilise plus mais ñoom dañ leen di di leen toppatoo comme ni ñuy toppatoowee seen bopp ñoom parce que saa su nekk dañuy bëgg bu ñuy wax histoire Soumbédioune ñu boole ci gaal yooyu nga xamante ni ñoom ñoo doon njëkk di dem di def navette bi diggante géej gi ak tefes gaalu looco yeeg yooyu ngir mën a yombalal seen napp donc village la bu nga xamante ni quand même bu am solo la ci histoire u Sénégal waaye itamit bu am solo la ci wàllu njënd ak njaay bu am solo la ci wàllu tourisme ndax bëri na ay nit ñu weex ñoo xamante ni wala ñeneen sax yu dul ay nit yu weex mais ñu dëkkul ci réew mi ñoo xamante ne Soumbédioune bokk na ci gox yi ñuy visiter bu ñu ñëwee Sénégal donc yaakaar naa ni que dina baax quand même kilifa yi gën a bàyyiwaat xel ci ana naka la ñuy def ba ñoom ñu mën a retrouver waat seen commerce d'antan seen ay activités au temps nu mu meloon mu gën ko mën a melaat parce que qu'on le veuille ou pas tunnel bi bokk na ci li leen oui en fait loolu foofu laa bëggoon a ñëw que nekk tunnel bi ñuy def Soumbédioune bi ñu gas Soumbédioune bokk na ci li nga xamante ni daanaka sax moom mu gën a rey village artisanal bi parce que avant activités yi bari woon na fa loolu c'est récent ah li may wax nii avant ñuy tabax foofu mais ba ñu commencé travaux yi même accessibilité bi par rapport ak village beeg yooyu noonu dafa dem am ay jafe-jafe tax kon village yu Soumbédioune accessibilité bi baaxul commerce bi yàqu na et même sax par exemple ñi nga xam ne dañuy ñëw jënd jën ah léegi même pour ñuy garer problème la. c'est tout un problème voilà c'est tout un problème. nit ñi amuñu fu ñu parqué. solution bi mooy. en fait li ma ciy yokk rek parce que c'est une man j'aime dama bëgg sa rubrique bi wax dëgg neex yàlla vraiment coro. patrimoine la ci émission yi. lu am solo la lu ñu war a yaatal la. loo xamante ni émission boppam la. lu ñu war a yaatal la ci télévision Futurs Médias. ndax toll nañ ci réew mi ñu xam li ñu amoon. ba pare war ko sàmm tàggat ci xale yi nag pour que ëllëg ñoom ñu mën a xam lu ñu am lan la. li ma ciy yokk ci Soumbédioune googu rek mooy ci suuf waax bi dañ fa doon gas or. waaw ci plage Soumbédioune bi ci suuf dañ fa doon lay or. waaw ba tey bi nga gis ay tuuti sax yu ko doon mais bu njëkk dafa bari woon or suuf bi. dañ doon ñëw foofu da ngay gis depuis les années 60 bu ñu wàccee juste ci plage yu kii bi. ci tefes gi dañuy dem boo layee tuuti rek am or. donc foofu bërëb la woon la boo xamante ne dañ fa barkeel daal dafa barkeel donc loolu tamit ñu boo koy xool tamit étranger yi bokkoon nañu ko turu Soumbédioune bi lan moo ko indi mais loolu tamit baax na aussi ñu yokk ci non mais li mu wax ci artistes yi fay nekk mooy ña artisanal beeg ñi nga xamante ne ñoo ngi fa nekk di daan seen doole loolu lu am solo mais tamit xam nga tunnel bi tamit mënuñu ko def suñu développement la suñu yokkute la woon quoi ci ñun contexte bi nga wax ni fa lañ doon loolu tax artisanat yi nekkoon fa mooy contexte festival des arts nègres bi nga xam ne 1960 c'est-à-dire contexte bi mooy président Senghor dafa bëggoon ñu def foofu noonu nit ñi ñëw fi di jëm ak jaay parce que bu ñu paree bu ñu génnee dañuy dem Douta Seck proximité bi la lañ doon chercher donc léegi tolloon na moment bi nga xamante ne tamit développement day am
yokkute dafay am ci réew bu ñu demee ba tabax tunnel bi nañ la ñoom kay li ñu la waroon nañ leen wutaat feneen fu nga xamante ne ñu defaral leen seen activité gën di yokk. je suis d'accord ak yow développement baax na mais étude d'impact aussi am na. te je pense que ba ñu defee seen étude d'impact xamoon nañu ne bu ñu defee tunnel bi foofu noonu. jafe-jafe dina am ci village bi village artisanal. kenn bañul développement mais aussi développement bi baax na mais aussi waa Soumbédioune ñi ngi ci pâtir voilà waa Soumbédioune ñi ngi ci pâtir. pourtant jéem nañu xam naa lu bari ba def ca benn genre sortie def continuité def benn genre petit parking. jéem nañu. waaw jéem nañu. nga def benn genre. non sérieux petit parking. non sérieux am na fa parking bu ndaw. bu sa oto gaaree ak oto Assane mu fees mu daal di mais jéem nañu. waaw mais xam nga tamit da ngay xool boo xoolee ni Dakar meloon. loolu mënu woon autour. tali buy dem foofu mënu woon ñàkk foofu. xëy na kay lenn la. gën a seet nuñ ko amélioré ba defaat beneen étude seet nañ leen mën a jàppale ba mu gën a yaatu. mais Corombaar da nga wax lu am solo dugal ci ne gaal yi nga xam ne moom la ñu yoroon ñu ngi leen di sàmm. bari na li nit di nekk te barkeelul. sàmmuwul. da nga xam ne na la ko war a sàmmi. tey boo fekkee da nga yor caméra bii te fonkuloo ko joxoo ko cër di ko nabbee ne mooy sa teraanga bu ëllëgee doo ci am teraanga c'est très important moo tax ñoom seen loolu dañu xam ba sàmm seen yi nga xam ne nii moom la ñu doon dafa am solo c'est très important waaw foofu daal dëgg jàng naa ko ci rubrique bi te am na solo en tout cas rubrique bu am solo la Thioro noppi nga waa jénn ba mi ngi waxu tur bi xam nga lébu yi ñoom amul benn ci seen village boo xamante ne tur bi dafa gratuit donc ñoom yenn saay déformation wu benn nom lay doon mooy indi loolu yenn saay ay garab lay doon yenn saay ay nit yoo xamante ne doon nañ fa fréquenter lenn ci lu leen jege donc fu ci nekk rek ak nu ñuy tiirewee tur bi c'est comme bu ñu naan ni que Sandaga ñoom benn garab la bu ñu daan toog rek ku nekk naa maa ngi dem ca Sandaga ba loolu moo indi turu marché bi donc c'est comme pour di Wakam Soumbédioune Sandaga Kayar fu nekk ci ñoom am na benn appellation boo xamante ne ci seen histoire la bokk wala comme ñoom dañu am seen particularité nu ñuy waxee damm benn yax ba mu jóg mais justement je pense que pour ça il faut voir Seydou Sy Sall mi nekkoon DGPU ñoom def nañu benn étude ci quartier yi Dakar yi ku ci nekk tur bi nga xamante ni jox nañ la ko def nañu jàngat ci loolu peut-être ce serait bien que nga rapproché wu ci moom pour ñu expliquer la un peu voilà les noms des quartiers de Dakar parce que loolu aussi dafa bokk ci suñu patrimoine merci Thioro Mbar pour li nga indi tey jii nii ñu doon waxtaanee Soumbédioune sànq maa ngi ko doon wax waa Soumbédioune nekk ay dëkkandoo yu baax a baax yu RFM Maymouna moom moo ñuy jaay jën ñun ñëpp ñu koy nuyu jël nuyoo bi teg ko ci loxoom mu joxoon ñu ko jaaykatu jën yi waaskat ya fa ne ñoom ñëpp ñii di yenu ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax voilà ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ñoom waa Soumbédioune Garmi waaw xam naa ne jën yi nag mbooy jën yi bu ñu ko amee ci jigéen ñi waaw yéen dëkk dukkiwu leen pour mu leer bu ñu leen ko joxee tam na ngeen ko indi. waaw dem nañ jëndi. ñuy jëndi. suñu dañuy jënd di. da ngeen di jënd waaye nag. kër ga lañ koy indi rek garaaw. commande. non ñu dañuy jënd Maymouna ñi sax ñu dañuy jënd Maymouna moo ñuy jaay ñun ñëpp ñun ñoom Assane Gueye ak ñoom Ablaye Diop ak moom moo ñuy jaay waaw non dañ koy woo commandé ko mu defal ñu ko waasal ñu ko ba mu baax géewal ñu ko waaw kay nga ñu def numéro Maymouna wallaay waa RFM ñooñu nga xamante ni voilà ñooy suñu dëkkandoo waa Soumbédioune bëgg nañ leen lool puisque nag ci jamono defante waxante lu baax lañu rek daal di toll dañuy